jërëjëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës président d'honneur bu syndicat bi ëmb liggéeykat yu Dakar Dem Dikk nag ma ngay soññeek dànkaafu ne kii nag di maître Moussa Diop bu nu ko bàyyi benn yoon rek mu génn ci réew mi waaye tamit la mu sàkku ci moom mooy nag bu benn rek xaatim am ci jokkalante lenge bi nga xamante ne war na dox ci diggam moom ak ki ko wuutu ndax jàpp na ni kooku di maître Moussa Diop jiite woon Dakar Dem Dikk nag ñetteelu mandat ba mu doon yéeji yàb bi du loolu moo tax ñu dàq ko am na leneen lu nekk ca gannaaw muy nag yorin bu teguwul ci yoon mi ngi wax sax ne ci wàllu yorin woowu am na lubalu ko fukki milliards yu ñu ko ci tudd notable ya nekk fële nag ca ñàkkurab ak njiital dëkkaan yooyu nag mer nañu lool ndax commune bu Jaxaay fala nag ñàkkurab féete ñoom nag la ñuy jooytu rek mooy am na nag yenn ci seen suuf yu ñu njoxtu ni boo moyul daanu ko teg loxo rek fa ñu naan xaaw ñu ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi di rek sàkku daal ñu wallu leen ci mbir moomee jàngoro mbas meek tolluwaay bi tey ci réew mi ci junni ak fanweer ak ñaari test yoo xamante ne def nañu ko juróom-ñett fukki ak ñett ñoo ci dikk ak doomu jàngoro ji ñeent fukki ak ñaar nag di ay jege ñeent fukk ak benn cas communautaire la ñu am fanweer ak ñett ñi ngi ci guddi gu bët setagul mbirum Fatou Bensouda jiite cour pénal international nag ma ngay wëy rek di lëmbe moom soxna soosu nag réewum États-Unis sax ma nga koy topp am na ay daan nag yoo xamante ne ci wàllu koom la ñeel nag la mu moom te ñu joxte ne ma nga ca réew ma ñu ne boo mooy nag daanu ko teg loxo ndax moom soxna soosu nee nañ nag dafay lëñbatu mbirum ay doomi Amérique di ay soldats yoo xamante ne nii dañu leen tuumaal nag ne dañu def njomme ci jamonoy guerre ca Afghanistan Michael Pompeo mi nga xamante ni moom mooy secrétaire d'État bu Amérique nag ci janoom ak taskatu xabaar yi démb ci réew ma ma ngay wax ci wàlluk daan yooyu waaye cour pénal international nee nañ du tax ñu dellu gannaaw benn yoon ndax loolee jàpp nañ ne wàllu xoqatal la te loolee nag dañoo bëgg a gàllankoor ni ëttu attekaay boobee di doxee lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi ba ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. daleen jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ma ko waxee woon ci ndoxte li président d'honneur bu syndicat bi ëmb liggéeykat yu Dakar Dem Dikk di Mamadou Goudiaby nag ma ngay soññee daal ci mbirum maître Moussa Diop moom moomu nag mi ngi wax ni xaatim bi nga xamante ni jëm na ci jokkalante lenge diggam ak kaka fas yéene rek kaka wuutu sax ba noppi ca kon bopp nag kër googu bu ñu bàyyi mu amagum nañu xaar rek fileek li ñuy wër leer ndax moom moomu di maître Moussa Diop xam nañ ni ñetteelu mandat bi la ñu njoxt ni moo tax ñu dàq ko waaye nee na am na leneen la nekk ca gannaaw ndax mbiru luubal sax mi ngi koy wax ak mbiru ko yorin woo xamante ne dëppoowul ak yoon maanaam ñàkk goo xamante ne kër googu di Dakar Dem Dikk ñàkk na ko ci koppar ñu xayma ko rek ci fukki milliards tey nag moo nekkoon ganuk info du matin ñu teewlu ko ci micro Chérif Dia. du troisième mandat moom moo bëgg a forcer départ am parce que xam na ne on avait déjà envisagé woon nañu xam na ne dëgg na ne informé ñu ko ne dañ koy dàq à cause de sa gestion. boo calculer diggante 2018 2019 Moussa Diop taxañ na 61 milliards tawul kaar yaa ngi paan ñu dàqala la 2 ngay ñaan ñu bàyyi la 4 nga dem France ñun dañoo xam la ngay àndaale dañoo xam ndax di nga dem di nga ñëw affaire Lamine Diouf fii la ñu fekk le puissant directeur général de l'IPRES def fi ay tooxi doonu yu rëy bi mu demee France laqatu ji kenn mënu ko jël mu ko faa jëlee parce que c'est un citoyen français. waaw le nouveau ñu ngi koy dalal jàmm léegi nag moom li ma koy conseiller bu ñëwee di signer aveuglément les documents de passation de service dana gàddu l'impact de la mauvaise gestion de Moussa Diop. buy signer les documents de passation de service il n'a qu'à le faire sous réserve de l'inventaire ou de l'état exhaustif de la situation de Dakar Dem Dikk balaa muy signer. mu ngoog ñu wax rek ci ñetteelu mandat bu président Macky Sall ñi ànd ak moom nag mbaadu ku tudd ñetteelu mandat boobu am lu la ca fekk mooy laaj bi samp ndax gis nañu ne ki ci mujj nag te maître Moussa Diop gannaaw rek génn bi nga xamante ne génnoon na ko moom it wax ci ñetteelu mandat boobu gis nañu ne yàggul dara daan woowu nag tegu ci ndoddam mu doon loo xamante ne ñu ne ndax président Macky Sall ni muy doxalee taxul rek saa su ne ñenn ci jegeñaaleem di génn nag di ŋàññi li nga xamante ne
rek noonee la ñu jàpp ni xëy na fas na koo yéene doxalee ci ñetteelu mandat dañu ànd ceeg Mame Birame Diouf mi ñu ci defal ab jàngat. mel ni doon na poñ nga xam ni nag kon président Macky Sall bëggul kenn ku koy yëkkati ba tax sax ña nga xam ni dinañ koy jot di junju ak da ca am taxawaay gu leer mel ni ñetteelu mandat président Macky Sall mënu ko amal ndax loolee dëppoowul ak constitution bi wax joojee di jur kon jafe-jafe ci ñenn ñi maître Moussa Diop ma nga xam ni kon it moom lu ni mel àgg na ci ñu jot kaa kon jëlee ci bopp Dakar Dem Dikk gannaaw juróom-benn at yam fa def lii mel ni kon geneen mbir gu président Macky Sall di wan ñi ànd ak moom la lépp rek ngir ñu noppi tey ci mbirum troisième mandat googee. 2024 da ngay présenté wu wala doo présenté wu oui wala non. du nekk oui du nekk non. yeneen i kaddu yu mu jotoon a yëkkati sax ba tey yooyee doon loo xam ne nag am na xel yu mu jaxase. mais le nombre de mandats c'est réglé depuis très longtemps c'était 2 mandats. di fàttali kon ki fi doonoon directeur des Sénégalais de l'extérieur di Sori Kaba ak njiitu Manko Taxawu Sunu APR di Moustapha Diakhaté ñoom it mbirum mandat bi kat tax na ba ñu ñàkk yenn ci seen poste yu ñu amoon loolee doon loo xam ne nag ñu ngi koy dund waaye teewul ñu taxaw rek ci la nga xam ne nii mooy yoon nga ñu nekkoon jàpp ni kat ñoom ci dëgg la ñu nekk. lii lépp nag mel ni rek ab yoon goo xam ni kon teg nañu ko président Macky Sall bëgg nit ñi dëppoo ci rawatina ña ko jege ànd ak moom ku sàmmontewul ak loolu nag saa su nekkoon la la cay xaar lu ne la. niñ ko waxee woon ci ponk xibaar yi notable ak njiital dëkk ya nekk ca ñàkkurab di dëkk yu ndawaan yooyu nag ña nga cay jafe-jafe tey ñoom ñooñee nag janoonoonu ak taskatu xabaar yi la ñu jàpp rek mooy am na yenn ci seen suuf yoo xamante ne nag fas nañu ko yéene rek saax-saaxee mu nar a nekk ci loxoy ñeneen te loole nag bëgguñu koo seetaan benn yoon ñu ne kilifay réew mi nañu ci wax balaa rek làmbaay di ñaaw seenu caam. seen ndaje ak taskatu xibaar yi ñii di ay notable ak ay chef de village yu ñàkkurab di ñaawlu nag nee nañ tegug loxo barab bi ñuy duppee xaaw mu doon nag barab boo xam ne bi daanaka ñoom ñëpp fa la ñuy béy di dundee. vallée de xaaw nag dafa am au moins juróom fukki grande famille du village traditionnel de ñàkkurab yu fa tooloo maanaam yu fay béy te famille bu boo ne benn famille boo jël mën nga ko multiplier par 4 donc au moins y a 200 personnes yi nga xam ne ñu ngi foofu ci vallée bi di liggéey vallée boobu ñun ñàkkurab amuñu lu dul moom bu ñu ko ñàkkee xaw ma fu ñu jëm. Aminata Ndour nag dafa mel ni séeréer la mu jox procuration rakkam bu ñuy wax Maam Kuma Ndour mu ñuy essayer manipuler di ñu traîner devant la justice du Sénégal. Le Sénégal est un pays de droit donc Aminata Ndour na xam ne tooñ na waa ñàkkurab te ñàkkurab day bàyyi njuur daanaka ku ko masaan tooñ. di nga ko diggaale kat nag léegi. mu doon askaru ñàkkurab boo xam ne wi mer na ba futt lool nag di ñaan ki nga xam ne nii moom mooy njiitu réew mi nag mu indi ci ab saafara. képp ku kilifa ci réew mi daal ñu ngi lay ñaan ni ñu bëggee jàmm ñun ñi moom nekk ci dëgg tooñuñu ñu ngi lay ñaan njaboot yooyu nga waxtaan ak ñoom ba ñu may ñu jàmm. lillaahi wa rasuuli ñun dëkk cosaan lañu ñàkkurab dañuy wax ñeenti téeméeri at mais ëpp na ko. fii ñuy wax tey ñu naan xaaw ñàkkurab ba nga demoon ca gannaaw diggante guy suuloo ak mbambara fa la ñàkkurab jëkke boobu tuddul woon ñàkkurab jóge fa di dox ba fii mu nekk tey à part Kounoune benn dëkku magu ko ci région Dakar. donc Aminata Ndour lillaahi wa rasuuli te dina xam ne tooñ na waa ñàkkurab nag Maam Kuma Ndour yaa ngi may dégg yaa ngi may gis yow di nga toog ba xam ne teg nga sa baaraam foo ko warul woon a teg ñàkkurab nga ko digaaleel kan nag leen dina ko seq ak yow. gannaaw seen génn blé yooyu notable ak chef de village yu ñàkkurab nee na nag danañu def lépp ba daal du ñu bàyyeek boobu promoteur rek seen barab boobu nga xam ne bii daanaka cosaan la fa ñu koy duppeex. gannaaw ñàkkurab Morolan nekk ca département bu Tivaouane foofu it ñi nga xamante ne nag ay notable yu ndaw lañu ña nga mer ñoom it li ko waral bokk na ci benn centre boo xamante ne nag nee nañ dañu ko faa bëgg samp tamuy nag defi mbalit ñu ne loolee duñu ko seetaan benn yoon maire ba sax la ñu ca joxañ baaraam ne lu jiig njaag mooma maire ba nag mu nga cay indi leeral nee na nag du ab centre boo xamante ne defukaay mbalit képp ko tax a jóg waaye centre de tri la ñu wax maanaam centre boo xamante ne mbalit ma nag da cay segg la nga xamante ni ngëneel la mu jël ko ca dañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop ak Seylatir.
Ngor di ab gox bu nekk ci commune Morolan askan wi de ñoom ñoo génnoon di yuuxu wàllu nee nañ waa maire bu Morolan ñoo fa fas yéene tabax ab centre boo xamante ne day jël mbalit di ko toggaat ngir ñu mën koo jëfandikoo ci yeneen i anam. Kanu TV Tangor loolee ànduñu ci. projet la boo xamante ne 1 hectare moom mooy superficie bi fa mu nekk moog dëkkuwaay moins de 500 mètres la loraange yi ci nar a jóge kenn xamul na mu toll sàmmawul ak lan. àqu nit ñi yëguñu benn yoon projet bii te ñëpp xam nañu projet mbalit maanaam lañ ci war a jël suñ ko ci jëlee leneen li dañ koy taal loolu nag su tàqee loo xam projet boo xam ci kaw colline lay nekk ci fa mu nekk maanaam su tàqee day delluwaat ci biir dëkk bi te wax nañ ko Morolan ci cuvette ci pax la nekk. mais rab Morolan di ci indi tontu nee na lii amul benn loraange dafa fekk ne njariñ la ci askanu Morolan. comme ñoom. problème boobu am na je pense que depuis démb ci wàllu 15 heures waa TV Tangor indi nañu seen rapport naan bëgguñu ñu tontu leen ñu ne leen amul problème kon du nekk TV Tangor kon pour man coow bi wax bi war na jeex. projet bi yemul rek Morolan Thiès Nord am na projet bi Mboro am na projet bi Morolan am na projet bi maanaam commune bu ne na saytul boppam mbalitam projet bi moom nit sañ na wax ni du am sama dëkk mais nit sañul wax ni du am Morolan. ndax kenn moomul Morolan ñun ñëpp a ko bokk. ñii dëkk ci TV Tangor notable yeeg ay ndaw yi ak jigéen bari woon nañ lool ci penc ñoom sax ñi ngi sàkku nag ci kilifay maire bi ñu toog ak ñoom gën leen a leeral mbir mi ndaxte ñoom nee nañ liñ ci gis ay. Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel na la jàngoro mbas mi nag ak tolluwaay bi tey jii ci réew mi 1,052 ci test di seetlu lañu def ba ñu ca noppee nag gis nañu ne juróom-ñett fukk ak ñett ñoo dikk ak doomu jàngoro ji ñeent fukk ak ñaar di ay jege ñeent fukk ak benn bokk ci wàllante googu ñu xamul am na ci nag 1,053 ci aji tawat googee jamono ji ña nga ca réanimation ñu teewlu docteur Mamadou Ndiaye moom la ñu dénk wàllug fegu gi ci ministère de la santé. ci 1,052 test yi ñu jot a def juróom-ñett fukk ak ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak ñaar mooy cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañu feebar bi parce que dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñeent fukk ak benn cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fu ñu ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee. Thiès am na ci juróomi cas communautaire Gibraltar am ñaar Grand Dakar am ñaar Guédiawaye ñaar Kaolack am ci ñaar Kédougou ñaar Mariste am ci ñaar Mbao am ci ñaar Parcelles Assainies ñaar Sédhiou am ci ñaar Tivaouane am ci ñaar Yeumbeul ñaar Ziguinchor ñaar Fatick am ci benn Ngor benn Ouakam benn Ouest Foire benn Passy am ci benn Pikine benn Point E benn Rufisque benn Saraya am ci benn Sicap Liberté 2 benn Touba benn ak Yoff benn ñeent fukk ak juróom-ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñett ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb alarba ñaari fan ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. Dakar Thiès Njaareem ñetti diiwaan yi ngi nii yoo xamante ne mbas mi sonal na leen ci réew mi moo waral nag tey service d'hygiène national di def rek kéemtalaay kàttanam ci ñetti diiwaan yooyu fexe nag ba loole nag gën nañu koo xam ci ñoom puudar dëkk ba su ko defee nag nit ñi mën a mucc ci mbas mi gannaaw nag jumtukaay yu am solo yoo xamante ne service d'hygiène jot na ko ci kaw loolu it ñi ngi xamle ne service d'hygiène dana def recrutement maanaam jël nag ay agent yu takku ngir gën a mën a ñoŋal liggéey bokk na ci nag ay sous-officier ak ki officier Habib Faye ak Modou Diop. ay jumtuwaay la yoo xamante ne du bees tàkk la te it di dernière génération ñoom nii lañu ko tegee ci oto yi di pick-up service national d'hygiène lañu yor fii bokk na ci ay pulvérisateur thermonébulisateur yoo xamante ne ni lii daana gën a mën a yombal seen liggéey équipement bi yëpp nag doon na loo xamante ne lu am doole la ñoo ngi koy jot ngir rek seen liggéey gën di mën di yemb. xeex bi ñuy xeex mbas mi moom rôle dafa nekk ci li ñuy wax prévention contrôle infection maanaam feebar bi ni mu wàlle moo xam ci barab yi ni faje la moo xam ci biir dëkkandoo yi la ni mu wàlle moom xeexam foofu la jëm moo xam day waxtaan ak nit ñi
ngir di leen fàttali mesures barrières yi wala sax muy pomper barab yi nga xam ne nit ñi dañ fay dajee ndax gis nañ ne contamination yi lu mel ne marché yi boo gisee sax tëjoon nañ leen lu mel ne masque yi loolu tax ñu tëjoon leen waaye comme ubbi waat nañ leen war nañ leen di pomper régulièrement ba bu fekkente ne virus bi dafa nekk ci jaww ji ñu am produit yoo xam ne nii ak appareil yi ñu yor suñu ko pomper vraiment virus bi dafay dem ba faagaagal ko. Service national de l'hygiène ne dana gën a mën a wëyal liggéeyam waaye tamit des na koy moderniser yeesal li ni mel teg ci tamit dana gën a mën a jëlaat ay ndaw yoo xamante ne ay agent lañ ci lu takku. defe naa ne buñ ko boolee ak matériel yi ñu am ak jumtukaay yi ñu am gën a góorgóorlu defe naa ne ñun suñu rôle bi ñu am ci xeex mbas bi dana gën a kawe danañ ko gën a remplir comme ni ñu ko bëggee. opération de nébulisation bu am solo boo xam ne ni service d'hygiène daf koy def ci Dakar def ko Thiès def ko ci Diourbel ndax xam ngeen ne région yooyu mooy région yi nga xam ne ñoo gën a am ay malade ci en tout cas contexte Covid bi. ca Diamaguène Sicap Mbao la ñu ko amalee service national d'hygiène ñoom ñëw lancé opération d'intensification gi ñeel li nga xamante nit moo di Covid 19 gi loole dana ñeel itam yeneen gox fii ci biir réew mi ngir gën a mën a xeex doomu jàngoro bi gannaaw ba nga xamante nit ma nga ca lu soxal doomu jàngoro jooju sax ba tey Abi Faye fële nag ca France moom professeur bi ñu ràññee ko lool muy Didier Raoult nag daal di nañ koy rek kalaame fële ca ordre des médecins ñi ko def nag di waa société de pathologie infectieuse ñoom nag la ñu njoxtu ca Marseille boobu rek moo di ne dafay jalgati saa su ne tëralinu rek li nga xamante ne ni moom mooy charte bi ñu tënk nee nañ nag am na ci juróom-ñeent ci article yoo xamante ne da ko jalgati. gis nañu ne saa su ne ma ngay jëli kàddu di wax léeg-léeg sax mu génnee foo xamante ne ñoom du ñu doxalee noonu ñu jàpp nag loolee sax dafay gàllankoor seenub liggéey moo waral société boobu ma wax léegi de pathologie infectieuse bu langue française nag yegg rek ba ca conseil départemental bu ordre des médecins des Bouches-du-Rhône nag daal di fay rek déposé maanaam teg fa kalaame boobu ñu ne nag boo moyul daal leneen mën na kaa fekk ca liggéeyam dañu koy dànkaafu nag waaye mën naa dem sax ba ñu dàq ko ci li nga xamante ne rek moom mooy liggéeyam. ñu des ci wàllug wér-gu-yaram wax nag bi yoon ca Mbuur ak matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ngir rek fexe xeex ndeeteelu jigéen ñi bloc opération bi nga xamante ne nag moom moo nekk fële nag ca district ba gën nañu ko joxi jumtukaay ndax soxna yi dañ daan rek toltalaan fu ne di dem nag ngir mën a mucc léeg-léeg nag opération sax war leen fekk ca yëf ya waaye nag daanaka booy xool duñu ko fekkee moo waral tey ñu taxaw ci dooleel nag bloc boobee am na ay jumtukaay yoo xamante ne jot nañu ko ni ki démb dañu ci ànd ak Abdourahmane Diallo. ay lalu hôpital ay matériel yu ñu dugal ay xale yu matagul wala boog ñu opéré ay matériel yu jëm ci wàllum opéré ak xeet gi ni mel loolu yëpp la ñu daal di jagleel waa district sanitaire bu Mbour mairie commune bi moom moo ko daal di def. suñu coopération moo ñu ko jox ak dëkk bu ñuy wax Aplabeek te dëkk boobu mi ngi nekk ci Dortmund en Allemagne loolu bi mu amee ñu indil ñu ko depuis le mois de mars waaye ñëpp xam nañu Covid bi depuis le mois de mars gaa ñi kenn toogul matériel bi aussi ñu jël ko denc ko suñuy magasin di xaar bés bu gën a rafet bés bi gën a rafet mooy docteur Fatma mii nga xam ne moo yore district sanitaire Mbour dafay tabax bloc sanitaire boo xam ni yaakaar naa booy wër Sénégal li nga ko fi gis du bari matériel bi mat de valeur 40 millions. matériel bii nag jamono ji mu yooye mooy jamono bi ko district bi soxlaa bu ñu sukkandikoo ci ñu ko jiite ñuy xamle ni sax dina bokk ci luy xeex jigéen yi di ñàkk seeni bakkan bu ñuy joxee doom waaye tamit xale yu juddu far génn àdduna. dina gën a dimbale ñu ci ndeeteel jigéen yi am doom parce que daf ci am ñoo xam ne ñi dinañ toll foo xam ne opération la ñu war a def opération boobu nag bu fee bloc Grand Mbour fonctionné wul balaa ngay yóbbu Thiès ak feneen musiba mun na am kon nag bu ñu ubbee bloc bi dina fi baax. ñu ngànk district sanitaire bi di xamle ni bloc opératoire bi boo gisee tijjeeguñu ko ba léegi ay réglage yu ndaw lañ nekk di amal laataa ñuy tàmbali. ma ngoog ñu wax rek ci wàllu njàng meek njàngale mi ñeel daara yu kawe yi ci réewum Sénégal gis nañu ne benn fan ci weeru septembre ci la ñu waxoon nag ci la rek kon daara yi di ubbi seeni buntu waaye lañu seetlu bis ba daara yu baree bari ci réew mi dañu ne ràpp tëj ndax ñaxtu bi nga xamante ne ñi ngi koy ñaxtu jàpp nañ ni matuwaay ci wàllu wér-gu-yaram dafa des ak yeneen yoo xamante ne boobu ba tey ñi ngi koy jooytu loole nag ñu ne boo moyul dana gën a gàllankoor li nga xamante ne moom mooy njàng mi te bu ñu xoolee calendrier boobu ñoom ñi nga xamante ne nag ñoo ko sekkoon waxtaanoon nañ ci ba déggoo ci Aminata Mbaxe Sow. ñu ngi ko doon xaar yàkkamti ko lool
muy tàmbaliwaat sa njàng mi ci université yu Sénégal waaye daanaka reprise boobu nag demeewul niñ ko foogee woon wala niñ ko bëggee woon daanaka ci ay université yu bëre étudiants yi ñu ngi fippu ne plan de reprise bi nga xam ne daal dinañ koy proposé dëppoowut ak li ñu bëgg dëppoowut tamit ak li gën ci étudiants yi loolee tax fale ci université Gaston Berger de Saint-Louis démb le 1er septembre bi ñu ne dañoo war a reprendre cours yi ci amphithéâtre benn étudiant teewul ñoom coordination bi ne loole du fi dal loole sax waral ñu ne kenn du reprendre cours yi waaye tamit lu ko jëlee ñetti fan dañu dem ci restaurant yi daal di xewlu te duñu fay ticket loole ñu koy woowee ngénte tubaab li ñu doon xaar la fii tamit ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ñii di ay représentants étudiants ñu ngi waxtaan ak seeni njiit maanaam seeni doyen ngir xool plan de reprise bi nga xam ni recteur bi lee daal dina koy proposé nuñ ko yëkkatee ndaxte ñoom dàpp nañ ne du dëgg benn yoon te jaaduwul ñu ne ñi nga xam ni ñoo nekk licence 3 ak master 2 ñu njëkk te monte ñi gën a nekk ci ay jafe-jafe mooy ñi nga xam ni dañuy tàmbale daal ci biir université maanaam ñi nga xam ni ñoo nekk licence 1 looloo waral daanaka université Cheikh Anta Diop de Dakar reprise globale moo fay mujj am bu ñu sukkandikoo ci li ñu étudiants yi lay wax lii lee lu ñu xaaroon la am déet wala sax université yi nga xam ni ñoom ñooy université publique sénégalaise anticipé wu ñu woon ci question yi nga xam ni étudiants yi daal dinañ koy posé lu mu ci mën a doon tiitaange daal dinay juddu interrogation tamit bu ñu jàppee ne déjà année universitaire bi taga tembe na ak lii di Covid 19 bi lee daal di retardé cours yu bëree fële ca université bu Bambey moom it daanaka noonu la mbir mi tëddee ca université bu Ziguinchor nag moom dañoo sax faf amal année blanche ndaxte Covid bi daf leen fekk ci ay jafe-jafe li lee lépp nag di ay question yoo xam ni ñu ngi koy yëkkati te ñu jàpp ne fi mu toll ni kenn xamatuñu ban tànk la ñuy feccee étudiants yi bu ñu wéyalee seen doxalin ndaxam année bi dina baax ndaxam dañ ko mën a valider ndaxam dañu jàng lu mat ngir ñu mën a valider seen année universitaire boobule li lépp nag di ay wax lii lépp nag di ay question yoo xam ni dañ ci war a réfléchir ndaxte tamit dañoo war a adapté wu ci contexte bi nga xam ni pandémie Covid 19 moo ñu ko dicté. Aminata Mbaare Sow ñu des ba tey ci wàllu ko njàng mi wax nag bi yoon ci daara yi nga xamante ni danoo ne fii ci réew mi nag di jàngale ci yeneen i programme yoo xamante ni ña nga rek kon tënku ci yeneen i réew gis nañu ne daara yooyu tamit ñaari fan ci weeru septembre la ñu waroon ubbi seen i buntu waaye mujj la sotti ñooñu nag nga xamante ne ñoo fa nekk mbaa boog sax waajur yi nga xamante ne ñoom la seeni doom di jàngee ca daara yooyu ñu ngay naqarlu lu ni mel ndax jàpp nañ ne wàllu mbas mi sax daara yooyu dañu leen caa xaw a fàtte ñu ne nag boo moyul daañu toogaat kon ba weeru novembre kenn nag ca waajuru ndongo yooyu Fatimata Diallo lañu koy wax seq na waxtaan ak Maymuna Njaay ñu teewlu ko. am problème mu rentrée des classes xale yi peut-être programme yu différent la ñu am ci ñaari école franco-sénégalaise yi mais ñu mës a bokk calendrier mës a bokk ni ñuy tijjee vacances yi ñuy jël ak yëpp nag parce que mënuñoo comprendre bu contexte Covid amee kii bi ci ñëpp la tooke bi mbas bi ci ñëpp la dal donc même bu dee dañu ne risque bi daf fi nekk mais bu waruñu autoriser ñu tijji école bi ci boppam la ñuy tëj mais dès lors que école bi tijji na pour man élèves yi ñu inscrire régulièrement ci école bi ñu fiy jàngee boobu ba léegi warul am discrimination kii tey la war a ñëw kii daa war a xaar ba novembre loolu moom vraiment ñu ngi ci woo ministre de l'éducation nationale mu jàppale ñu ci revenir ci décision boobu suñu doom yi retrouver les chemins de l'école parce que protocole sanitaire yi ñu fi def ay protocole sanitaire yu baax la parents yi responsable ñu observer ko. waxoon nañ ko ci ponk yi njiital nag cour pénal international di rek Fatou Bensouda moom nag ay daan daal ma ngay yoot ci ndoddam daan yoo xamante ne ci wàllu koom la ñeel moomee lam ñu jàpp ni mën na ko am fële nag ca réewum États-Unis moomu nag tey moo ko tegi daan ndax jàpp na ni kër gi di CPI di ëttu attekaay bi nag ma ngay doxalee ci noo xamante ne dëppoowul ak yoon moo am ci nag ay doomi Amérique di soldat yu ñu tuumaal ni dañoo defi rek njombe ci jamonoy guerre fële ci Afghanistan moo waral sax démb bu ngeen xoolee nag ki nga xamante ni moom mooy secrétaire d'État bu Amérique di Michael Pompeo nag janoo ak taskatu xabaar yi doon wax rek ci mbirum soxna soosee nag waaye CPI moom it ma ngay dànkaafu ndax jàpp nañ ni wàllu ko xoqatal la ndax loolu nga xamante ni Amérique mi ngi ko rek nam ma amal dafa doon loo xamante ne tegu ci yoon ndax dañoo bëgg kër gi nag di CPI daal ñu tënk ko ci ni muy doxalee ci wàllu yoon te loolu duñu ko nangu tey
tey du ñu ko nangu ëllëg. CPI tey la gën a taxaw ci aar ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fa nekk du moom képp la daan yooyu yoot bokk na nag ci kenn koo xamante ne ma nga ca bureau ba ñu gën koo xam rek ci Pakiso monsieur Choco Magog mu nekkoon tënk ñeel CPI ñu jàll ci xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak El Hadj Hassan Gueye. Dakar dem dikk la yéenekaay yu bari xëye tey ci alxamis ji ñetti fan ci weeru septembre 2020 l'observateur ne waxi troisième mandat aw lay rek la waaye la ko dem loo ci Dakar dem dikk mooy rapport ci tolluwaayu kër ga di ci mbiri koppar ak dund ak nekkinu liggéeykat ya yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne jafe-jafe yi kër ga laxasu woon mbas mi ñëw daal di ko gën a taral dafa dem ba daanaka bouton bi xonqee fu ne ba yenn ci banque sax wanoon ginnaaw Dakar dem dikk observateur ne bi nu ko woowee téléphone nag moom maître Diop la mu wax ca tegu ca baat beneen mooy gërëm na président Macky Sall ci dàq gi bi ne la mu bind nag ca page Facebook am mooy am ngërëm ak cant jëmee ci président Sall mi ko may jaare ci pal gi ca bopp Dakar dem dikk mu ne diirëb juróom-benni at mu jariñ ci wàllu xereñ ak ngor waa Sénégal Sud Quotidien fësale nataalam moom maître Moussa Diop ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi bind ne Macky tëbal na Moussa Diop la tribune xëy moom daal di wax waxinu transport ne terminus ngir Moussa Diop le quotidien it naka noonu Moussa Diop mënu yóbbu ca dépôt ba la nu bind yéenekaay bi ne nag ko koy wuutu di magistrat politicien bi di Oumar Boun Khattab Sylla laas ne maître Moussa Diop mooy ñetteel bi loru ci ñetteelab mandat bi Vox Populi ne troisième mandat boobee mu jàppee woon ab coup d'état constitutionnel su doon dafay am moo ko jural dàq gi waa palais ba nag yéenekaay bi gis ne dañuy rafetal ak lay rek naan yorin la wàllu gestion bu bon ca bopp Dakar dem dikk source aané li ko jaaxal mooy ku ne lu mën a nekk la boobu troisième mandat dara du la ca fekk ku ci mel ni Mbaye Ndiaye bu gazé léeg ñeneen waaye boo waxee safaan wa rek yat wa dal moo waral ñu ne bukki ba mattoon Sori Kaba ak Moustapha Diakhaté daal di xuri maître Moussa Diop Oumar Boun Khattab Sylla mi jiite léegi nag Dakar dem dikk ana mooy kan Vox Populi ne Louga la juddoo dib magistrat nekkoon ba fii njiital Petit Train Bleu mooy it ñu ne njiital mouvement politique bi di Valeurs saxaar gi war a daw nag diggante Ndakaaru Diamniadio AIBD TER bi Le Soleil xëy wax ñu ñaareelu xaaj bi ñeel boobu TER ak ña ca war a jàpp ci wàllum koppar France ca la na ko noonu it Banque africaine de développement ak Banque islamique du développement ca kër gi nag di King Fahd Palace ak taxawu war na fa jëmee ci liggéeykat yenn yi ndax ci Les Échos lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukki liggéeykat ñu ne ña nga fa boobaak léegi ci chômage technique ginnaaw mbas mi ca seeni payorit lanu cay jot mooy dañu koo xaaj ñaar soxna si di Véronique Ndour di délégué syndical foofee naan ci yéenekaay bi yëf yi métt na foo ko natt wees na fa am na fa sax mu ne liggéeykat yoo xamante ni dañuy wër-wërloog seen borom kër yi leen luye mënatunoo fay am ca ñu mënatunoo joxe dépense bëccëg gu ca ne tabaski gi nu génn sax mu ne moo mujj jëndal ñenn ñiy xar ci yooyu jamono liggéeykat yi takk ndigg yee sonn mu ne am na fay directeur yu fay kuy million ca chambre de commerce am Ndakaaru moom la fa fës réeroo la diggante njiit la Ablaye Sow ak Serigne Mboup mi jiite chambre de commerce bu Kaolack yéenekaay bi di l'info xëy tontub njiital chambre de commerce am Ndakaaru jëmee ci moom Serigne Mboup mu ne wooteeg budget gi nag fa la coow la ne jib te moom Serigne Mboup la mu gisoon mooy ni danoo war a séddale koppari chambre de commerce am Ndakaaru mbooloom fukk ak ñeenti chambre de commerce ci diwaani ca loole du li nga xamante ni moom la yoon wax mu ne Ablaye Sow ne fi yëf yi gën a tare nag mooy fi Serigne Mboup doon sàkkoo poste fii ci Ndakaaru ca nekkoon ba noppi njiital chambre de commerce am Kaolack mu lankal ko le témoin ne bureau chambre de commerce am Ndakaaru indil nañ tontu patron bu CCBM Serigne Mboup dàqunu sax xalaatab yóbbu ko ci yoon ndax diffamation ak yeneen wàllu politique enquête moom la mu xëye mooy kàkk gi yëf yi ne kàkk taxaw lu ñeel élection gox-goxaat yi yéenekaay bi laaj ana kan nag la yëf yi profito ndax mu ne ak opposition buy nelaw mel ni mu ñu pikiir ak majorité di parti fare nguur goo xamante ñoom dañoo laxasu daanaka ci xeexab coronavirus bi xeexin wi local yi dara wóorutul ci am geeg amalin wi waaye politologue bi Moussa Diaw mu gis moom ba tey ci yéenekaay bi di enquête mooy bu fekkoon ni amal nañu yooyu élection gox-goxaan ci waxtu yenu jàpp opposition bi ay sagari neen lay dese ñu jeexalee lamb ji ak ku ney xaar demuk Aliou Sarr ba tax ñenn ñi sax daal di faf ngembu sunu lamb ñëw ci juróom-benn kàngam yu ñu ciy tudd ñu ne ci wuutu gi Cheikh Tidiane Ndiaye ca la Mohamed Ndaw Tyson Maysa Ndiaye Babacar Diouf Keba Kanté Djibril Seck Zos moom ci yéenekaay bi ne Mohamed Ndaw Tyson la boteel ba tey ak sunu lamb leeral ak weddi gu tukkee ci groupe Futurs Médias ci kuréel gi ci yittoo wàllum événement di Sénégal Entertainment Group jaare ko ci Maawu Cissé mi coordonnateur bi lu jëm ci xibaar yi laam-laamee naan dañuy baare yógoog bëgg combat bu Gris Bordeaux GFM ne dara du ca lu doyen San Gueye ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Merry Bey mu mel ni maa nga ca geneen wet ga yaa ngi jàkkaarloog man Merry maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu bi Fatou Kiné xam naa bu yeboo rek ñu taaxirlu te xam ni li nga xamante ni moom mooy xarala yi am na lu ca ruusee ñu umpale ko di ngeen ñu ko yeggale. incha allah ci kanam lay doon léegi 13h30 comme ni ko xale yi di waxee heure bu baax mi ñu daal di leen faram-fàcceel lépp li nga xamante ne moo xew ci réseaux sociaux yi. ma ngoog ñu leen di jaajëfal rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.